altine ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si warakat ji gàmmaatum ji nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi dalee nag jàmm si xibaar yi marax gi li ci gën a fës pencum ndaw réew mi di assemblée nationale nag daal nañuy nangu dogal bi nga xamante ne bii moo jox ab daal di cëggal guy gi nga xam ne moo di njiitu réew mi président Macky Sall si lu jëm si état d'urgence bi ak état de siège nekkoon loo xam ne nag la ràññu ko doon wute ni métti woon na loolu diggante ñi nga xam ne ñoo fare si nguur gi ak l'opposition bi waaye teewul ñoom ñi nga xam ne ñoo ëpp di majorité bi mujj nañu nangu boobule projet de loi di boobule ndogal ñu wax si mbasum coronavirus tolluwaayam si réewum Sénégal faatu ñi nga xam toll nañ ci jamono ji si lu toll si ñeent téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñeent ñoo xam ne jàngoro ji faat na leen ginnaaw boobee nag ab laaj samp si li nga xamante ne bi it moo jëm si topp ñi nga xam ne ñooy doomu réew mi ak sàmmonteeg mboolem digle ak tere waa docteur loolee it mel ni dafa mel ni ba ñëwee nit ñu bàyyiwuñ ci xel ña ngi ci ànd ak gëstu boo xam ne def na ko Aïssatou Diack reportage bis bi di gëstu boo xamante ni bi dinañ ci ànd ak ki nga xam ne moo di Ñima Sadio mu ngi ko jëmale si njaay meeg njënd mi ak li nga xam ne moo jëm si wàllum waxaale mel ni waxaale moom jamono ji dem na ba mel ni aadala si réewum Sénégal ab gëstoom dinañ ko ànd ak moom si biir xibaar yi laataa nag ñuy dem di jeexal ak li nga xam ne moo jëm si wàllum tàggat yaram dinañ ci ànd ak Pape Malick Diaw lii mooy li nga xam ne moo gën a fas si biir jotaay nees gis ñu yaatal ko. ndogal la si pencum ndawi réew ma la ko ndawi réew mi daal di jëlee ginnaaw bi nga xamante ne bi nag njiitu réew mi amoon na càkkuteef gi di li nga xam ne moo di projet de loi bi nga xam ne moo jëm si wàllum ndogal état d'urgence bi daan nañ koy daal di doxal ak li nga xam ne moo di jëm état du siège nag ñu daal di wote ñoom ñi nga xam ne ñoo ëppoon di député yi majorité bi ñoom ñëpp ànd na ci loolee donte nag ñi nga xam ne ñoo nekk fare woon si l'opposition bi bëgguñu woon loolee jàll waaye teewul nag am nañ ci li nga xamante ne bi moo ci li ñu doon bëgg ñoom ñëpp jàll nañ ci loolee di loo xam ne nag dafay jox ak manum lëmm ki nga xam ne moo di njiitu réew mi président Macky Sall ngir mu doxal saa bu jiyee amee lu si mel ni mbasum coronavirus taxawaay bu ci man di am ñu dugg si état d'urgence te du jar muy jaarewaat sa assemblée nationale foofee sa assemblée nationale la ñuy desandi ak lu jëm si boobu la état d'urgence ki nga xam ne moo di Toussaint Manga di député boo xam ne si l'opposition bi la fare moom àndul woon si loolee ndaxte nekkoon na loo xamante ne bi métti woon na ko lool nee na njiitu réew mi président Macky Sall dañ koy jox manum lëmm moom waaye tamit dañ koy yokkal doole joo xamante ni bi bëri woon na lool ci wetam te dafa mel ni jamono ji dañuy ñàkk jox gëdd assemblée nationale di pencum ndawi réew mi buñ ko defee it ñàkk doxal li nga xam ne moo di ab doxalin wu ñoŋ di wàllum démocratie ci réewum Sénégal Toussaint Manga nii xam leen ñu teew lay kàddoom. L'argument du gouvernement sur la lourdeur de l'application de la loi. loi bi man mi fas yéenewuma ko voté benn yoon ndaxte argument yi nga xam ni moom la fi gouvernement bi indi doon na ay argument yoo xam ni taxawul fenn amul fenn ci àdduna bi foo xam ni jamono ji lu nu mel dunduñu ko ak bi la crise waaye gisoo kenn koo xam ne rek indi na ay coppite su loi am ngir dooleel njiitu réewam pourquoi ñun Sénégal tey ji ñu war ko def teguñu ko fenn man lu ma gis mooy gouvernement bi bëgg-bëggam mooy rey assemblée nationale te sooy xool sax député yi ñoom ñoo koy jàppale pour lu nu mel am alors que assemblée nationale dafa doon lu am solo ci ab réew moo tax may ñaax bu baax a baax sama moroomu député yi di leen wax ni ñun député du peuple la ñu war a doon waaye waruñu nekk député Macky Sall ndaxte nguuru Macky Sall moom day jeex rek alors que nguuru askan wi moom du jeex ba mukk kon lii ñu bëgg a def teguñ ko fenn. Mieux vaut être un député du peuple sénégalais que d'être un député de Macky Sall. jaajëfal ko mi ngi Maram Ndiaye moo tekki kàddu yi Toussaint Manga yooyu si kàllaamay wolof caméra ab téléphone di caméra amateur moo ñu baaxee yooyu les images si pencum ndawi réew ma dañuy des si coow loolee ki nga xamante ne bi moo di Hélène Tine moom it addu woon na laata sax ñu daal di jël boobu la dogal si pencum ndawi réew mi ndaxte nee na bii la dogal bu fekkee ne doxal nañu ko nii ñu nga xam ne doxale nañu ko nag dafa mel ni dañuy jox ak doole joo xam ne ëpp na njiitu réew mi président Macky Sall te loolee dëppoowul ak li nga xamante ne bi moo di doxeenu jëm sa kanam li nga xam ne moo di wàllum démocratie wax na nag lu jëm si wàllum vaccin bi di ñàkk gi nga xam ne moom la ñuy xaar si réewum Sénégal ngir mën a fànq si mbasum coronavirus mu ne amul lenn loo xamante ne bi am na si xel ñaar waaye li mu bëgg moo di bu yegsee rek njiitu réew mi président Macky Sall daal di wane yoon wax ñëkk ñàkku bu ko defee askan wi war a topp ci moom moo nekkoon ganuk Tok Sénégal laaj ak tontu doxoon digganteem ak mi ngi Maram Ndiaye. coppite bi nga xam ni fas yéene nañ ko indi ci loi bi dana tax ba njiitu réew mi Macky Sall daanaka su joyee amatee yenn dogal yi mu daal di koy jël bañ a jaar sa assemblée nationale. loola waral Hélène Tine moom di samp ab laaj lan mooy kon njëriñu pencumu ndaw réew mi. toujours que yow am nga assemblée nationale boo xam ne mu ngi fonctionner am nga fa sa majorité
man gisuma lu tax ci fukki lu ñuy doyee député yi kon amatuñ droit amatuñ dox saatuñ assemblée bu fekkee ne moom dafa gis ne contrainte la pour moom que bu jëlee loo xam ne 12 jours la parce que kenn waxu ko mënoo ko jël ci saa si la preuve bii dafa soxla def état couvre-feu mu def état d'urgence am 12 jours pour dem renouveler ko léegi lu tax ñu war a ubbi noonu bañ a bàyyi foo xam ne pouvoir dina mën a contrôler pouvoir. yooyu la coppite ñëw na ci jamono ji nga xam ni rek Sénégal mi ngi jàmmaarloog mbas mi di coronavirus nga xam ni lu toll ci 400 ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan Hélène Tine mi nga xam ni feebaroon na ba wér ci boobu la mbas jàpp ni yorin gi moo sellul. yëpp wane na ne Covid bi dafa mel ni dafa nekk li tubaab di wax du pain béni mooy loo xam ne maanaam porox ndoll la. pour ñoom ñu mën a yenn yoo xam ne ñu ngi koy xalaat te loolu warul nekk parce que Covid bi c'est très sérieux quand même. waaye politique politicienne bi mu ci dugal moo ëpp. ak wutaale porox ndollu aussi pour régler yenn affaires yu doy waar. tey jii nag moom lu mu jàpp ni moom mooy saafara bi mooy bile vaccin looloo waral muy ñaax gouvernement bi ngir rek ñu dem uti ko waaye jàpp na ni bés bu fi ñëwee njiitu réew mi Macky Sall moom moo war a njëkk a taxaw ñàkk ba noppi. nañu jiitu ñoom. ak seeni njaboot pour montrer l'exemple pour dalal xelu askan wi nañu jiitu nañ suñu mënee tamit kilifa diine yi ni ko par exemple quelqu'un comme le pape a dit que moom il va se faire vacciner publiquement maa ngi gis ñu ni Arabie Saoudite le roi s'est fait vacciner nañu ñoom prêcher par l'exemple ba nga xam ne sénégalais bu ñu ne tey vaccination li may ragal kay ndax dinañu am moyen pour jënd vaccin boobu. ñu indi fi vaccin bi si nu mu gën a gaawee noonu la ko njiital mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail bëggee waaye nag ma ngay ñaax kilifa yi rawatina waa kër docteur ñu fexe ba am vaccin bi nga xam ne rek mooy bu baax bi. moom la mbasum coronavirus tolluwaayam si réewum Sénégal ginnaaw xayma bis bi nga xam ne def nañu ko si junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari test yoo xam ne def nañu ko ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñoo si am yees mbasum coronavirus téeméer ak fukk ak ñeent ñoo xam ne xam nañ ñi leen ko wàll amul ku ko jëlee biti réew ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ñoo xam ne xamuñu fuñ ko jëlee ñiy jarag yi di wér si jàngoro ji toll nañ ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent fanweer ak ñett ñooy ñi nga xam ne jàngoro ji lottal na leen faat na ñeenti doomi aadama ni ki démb kon bi jàngoro jógee si réewum Sénégal ba léegi lu toll si ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñeent la faat si réewum Sénégal faatu yooyee nag jàngoro ji nga xam ne def nañ ko si réewum Sénégal nag tax na sax ñu war a samp laaj ndaxte askan wi ñu ngay bàyyi xel si jàngoro ji ak doy waar gi mu doy waar waaye dafa mel ni ñu bëri ba nii taxul nag mbir mi tiital leen wala bon mu indi leen njàndaxe ba ñu delluwaat si li nga xam ne moo di mbooleem digleeg tere waa kër docteur seen xel demul si jàngoro ji loolee la Aïssatou Diack daal di nemmeeku ginnaaw bi nga xamante ne bii samp na laaj ci yenn si askan wi liñ ko dénk ñu ànd si ak jukki bi nga xam ne def na ko mu ngi àndoon ak Moussa Fall. mbas mi di coronavirus di gën di yokk rek ci deuxième vague bi Saliou Faye moom daanaka mu ngay jël ay matukaayam ngir moytandikoo jàngoro ji ba tax na gis na ne rek jàngoro ji di law tiitalul benn yoon sénégalais yi muy xalaat ne rek ñoom ñi dañoo ñàkkal fayda bi le feebar. dañ ko ñàkkal fayda parce que tamit xam nga soo déggee des fois da ngay dégg ay nit di la naan ay africain dafa dëgër feebar xoolu ku dëgër ku dëgërul feebar ku mu jàpp moom bon musiba la. lu ëpp fanweeri doomu aadama ñàkk seeni bakken ci fan yi ñu génn li ni mel dal di tiital lool sëñ bi. dee bi moom dafa commencé jéggi dayoo parce que boo xoolee ni tey diggante bi ñu waxee deuxième vague ak léegi li ci dee rek tuuti kon mu tolloog ak li dee ci première vague bi lépp donc kon war nañ ci gën a bàyyi xel daal. waaw ñu jéem ci gën a jël suñu ay matukaay waaw. soxna si moom di woo askan wi rek ñu xeex ngir mbas mi mën fee jóge. waaye xam nga ne fu mu nekk nii kenn ku ne war ngaa am xel ndax bés bu nekk yaa ngi dégg nit dee na juróomi nit dee nañ kon nag tey lii ñuy wax ni ñi def ko loolu ñi dañuy fagaru pour suñu njëriñ ëllëg kon nag ñu ñëpp nañ delloo si yàlla rek xam ne yàlla moo ko fi wàccee ñu jàpp ci yàlla fagaru. mu jóg fi. Saliou dellu si moom it di ñaax askan wi ñu gën a xippi seeni bët. takk leen seen masque def seen gel jël seen distanciation takk respecter mesures yi fagaru moo gën faju
ñaareelu wàggu coronavirus jamono ji mu ngi ci réewum Sénégal waaye xel daal di jàndaxe ginnaaw bi nga xamante ne bii gis nañu ak soppeeku si googale jàngoro ca fi nga xam ne moo di Angleterre waaye na xel lal ndax loolee di xar kanam gu yes gi amul ci réewum Sénégal di kàddu yoo xamante ne bii directeur bi yor wàllum xeexub jàngoro jooje di mbasum coronavirus si réewum Sénégal di ni yëkkatee Babacar Gueye lay wuyoo ma ngay sàkku nag si askan wi ñu ànd ak dal waaye tamit sàmmonteeg mboolem dégle ak tere yi nga xam ne waa kër docteur joxe nañu ko ñu teewlu ay leer lam si micro Jeeba ak Moussa Fall. fu may wax ak yow nii tey mooy 11 janvier 2021 Institut Pasteur ba nga xam ne am na xarala ci wàllu saytu yenn doomu jàngoro yi notamment virus yi def na ay liggéey def na ay séquençage mais gisaguñu ci Sénégal fii xeetu doomu jàngoro boobu maintenant tey loolu tey la évolution mun na am évolution su amee dañ leen ko wax te may fàttali que ni jamono yi may wax ak yow ci gox-goxaat yëpp ci région yëpp am na ay ndaw corps docteur ministère de la santé yi nga xam ne ñi ngi fa pour saytu porte d'entrée yi mooy fépp fa nga xam ne nit dina fa jógee extérieur ñëw ci dëkk bi comme nekk porte d'entrée ci suuf ci géej ci ndox wala ci jaww ji porte d'entrée aérienne maritime ak terrestre ñi ngi saytu pour que gën a dëgëral contrôle bi comme ça ñu aar askan bi ci feebar bi. xeex ak ñaareelu wàgg boobee nag sa diwaanu Géejawaay ñi nga xamante ne bi ñoo di waa service d'hygiène yi ak waa mairie bu Njaareem Limamoulaye ñoom it génn nañu ngir daal di pompe lu toll si fanweeri bërëb yoo xamante ne bi foofee la ñu suy ay poudre ngir mën a daal di faat li nga xam ne moo di doomu jàngoro ji lépp ngir bañ jàngoro ji wasaaroo foofee sa diwaan ba ñu fekk fa Mamadou Lamine Fati. brigade d'hygiène bu Géejawaay ak mairie Njaareem Limamoulaye booloo nañu ngir xeex li nga xam ne mooy ñaareelu vague mbas wile lu ëpp fanweeri gox ci commune gile waa service d'hygiène pompé nañ fa. bi vague bi jógaatee aussi tamit ñu ne nañ taxawoon bu njëkk faaw ñu taxawaat taxawaay boobu moom mooy lan maanaam képp koo xam ni kilifa nga muy imam muy responsable ASC ak personne ressource bu mu mënti nekk rek dajale nañ la keroog ci foyer Njaareem Limamoulaye ci présidence Mamadou Boye Dissey def assemblée générale bu yaatu waxtaan ak yow ku ci nekk ñu fàttali leen mooy sa taxawaay ak lan mooy sa rôle ci xeex bi nga xam ne nii tàmbali woon nañ ko di ko xeex te mu xawoon am tuuti taxawlu ñu mën naa jëlaat ko wéyal ko ba feebar bi wax dëgg yàlla ñu faagaagal ko ci commune bi faagaagal ko ci Guédiawaye faagaagal ko ci réew mi message bi mooy feebar bi jóg na jóg bu nga xam ne nii bu ñu yéexee tuuti rek dina ëpp loxo parce que li muy wàll bëri na li muy rey bëri na kon ku nekk am na taxawaay boo nga xam ne da nga ci war a taxaw mooy li ñuy wax mesure barrière ñëpp wekk ko di ko def xale yi ñu wax ak ñoom fépp foo xam ni mbooloo dafay daj wax ak moom. askan wi war na soppi jikko rawatina di jël bépp matuwaay ngir xeexum mbas bile loolu di gëm-gëmu commandant bi jiite brigade service d'hygiène bu Géejawaay. mën naa wax ne travail donc service d'hygiène le maire donc de Ndiarème dafa ñëw vraiment épouser suñu stratégie bi mooy que ñu mën a topp ñi ñaax leen pour que ñu mën a sol donc ci seen masque di raxas seen loxo fu ñu toll bu ñu génnee ñu ñibbisee ñaareel ba aussi des respect la distanciation sociale ñëpp xam nañu distanciation sociale au niveau des établissements dafa jafe trop moo tax tey mu mobiliser service d'hygiène que tout le personnel ñu dem école par école désinfecté ko bu ñu jógee foofu dem donc ci marché yi bu ñu jógee foofu dem ci mosquée yi bu ñu jógee foofu même grand place ak yëpp dinañ ko donc si def mais je pense que loolu lu am importance la parce que au moins nit ñi dinañu mën a conscient que ci li ñuy def nii pour ñoom la et je pense que commune yëpp bu ñu defoon nii yaakaar naa daal mbas mi dina mën a da koy si wàññeeku bu baax. brigade d'hygiène bu Géejawaay ak mairie Njaareem Limamoulaye ñoom ñu ngi woo askan gi le ñu dugal bu baax a baax seeni loxo ci xeexum ñaareelu vague mbas bile. ñoom sax dinañ def benn caravane ci fan yi di ñëw ngir gën a yee askan gile ci matuwaay yi nga xam ne moom la ñu war a jël ngir xeexum mbas bile. Mamadou Lamine Fati ñeneen ko junjee woon ci bopp xibaar yi gëstu bés bi di reportage bi nga xamante ni bi dañ ko def ci wàllum waxaale ci réewum Sénégal mel ni nag doon na aada diggante jaaykat yi ak jëndkat yi day dem ba sax jaaykat yi ñoom mujjee nangu njëg yi nga xam ne ñoom la jëndkat yi joxe donte nag mën naa indi ay njeexital seen ak koom ak seen ak koppar di loo xamante ni bi ab gëstu la bu ñuy ànd ak Ñima Sadio mi ngi àndoon ak Moussa Fall ci caméra bi. li ñuy faral di gis lu bari ci marché Sénégal waxaale bu yàgg ci diggante jaaykat yi ak jëndkat yi lu ci ëpp jaaykat yi ñooy mujjee wàññi njëg yi te loolu da leen di yàkkal lu bari. metti lool ndax xam nga feebar bi yaa ma gën a xam te xam nga ñun ba léegi li ñuy jooy bari na ñun commerçant yi xam nga fii mu ne nii suñ marché bi 6 heures ñu tëj 6 heures ngay 5 heures ngay 5 heures 6 heures
dañ daan teel a xëy pour bu ndawal gi ñëwee mën koo toppatoo te léegi day naaj duñu teel a ubbi en plus que ndawal gi toll na foo xam ne nii seer na benn seeraay boo xam ne am na ñoo xam ne moom dañuy ñëw jën uniquement mais am na client yoo xam ne même bu nu amul bu nu ñëwee di nga leen lebal te bu nu wàññiloo mënoo leen a ñàkk a wàññil mais moom day perte. ci gis-gisu jaaykat bi sénégalais yi dañoo bëgg waxaale te loolu du leen arrangé. waa client yi moom dañuy waxaale rek toujours ñoom lu leen arrangé rek la ñuy wax des fois yow da ngay jënde 4500 par exemple ñoom ñu ñëw fay la 3500 xam nga loolu du dem te ñun fii marché ngelaw ñu nekk bu ñu jëndee 4500 tey boo fayee 5000 dañ lay jaay te en gros tam am na fi ñun dañuy def en gros ñun dañuy jaay détail di jaay en gros kuy jënd en gros bu ñëwee en gros lañ lay jaay kuy jënd détail nag foog ñu teg bu dee yëre yu ndaw yi 250 la ñuy teg bu dee yu mag yi 500 xam nga loolu bariwul mais des fois da nga gis ko xam day ñëw di waxaale ba yow da ngay décourager sax. client bi ñu fekk ci marché ñaari tali moom nee na lépp a ngi aaju ci njëg bi. waaw ça dépend rek boo ñëwee fekk prix marché yu varié wu comprendre nga bu chéré da ngay waxaale loolu la rek mais boo ñëwee fekk prix bi wàcc moom jarul waxaale waaw ça dépend rek parce que mun nga ñëw comprendre comme temps yee passé oignon vert dafa cher mais léegi macha allah mi ngi yomb ça dépend rek ci prix yi. waaw non instant yi moom macha allah moom prix kii denrée yi moom macha allah dafa wàcc ak doole moom. waxaale moom genre jaru ko. waxaale daanaka aada la ci réewum Sénégal lu ci ëpp jaaykat yi dañuy nangu njëg bi leen client bi di wax ngir ñu bañ a ñibbi loxoy neen te loolu baaxul ci seen liggéey. ñi ma Sadio di ko jaajëfal ñu wax nag si lëkkaloo bi dox diggante réewum Sénégal ak réewum Japon mel ni nag dig-digalub Dakar ak Tokyo gën nañ ko rataxal ginnaaw tànk nemeek yi nga xam ne jëruñ jër wàllum biti réew foofu seen Japon amal na ko fi si réewum Sénégal xaati moo nga xamante ni bi toll na si fanweer ak juróom-ñaari milliards suñuy koppar yoo xam ne nag dinañ ci mën a yeesal ay bërëb yoo xam ne ñu ngi nekk si diwaanu Dagana ak Podor waaye tamit réewum Sénégal bég na lool si njàpp ndalëp waa Japon si wàllum li nga xam ne moo jëm si wàllum napp gi li nga xam ne it moo jëm si mbett mi di hydrocarbure bi ak li nga xam te ni bi moo di wàllum wér-gu-yaram ak wàllum kaaraange sinon nañu teewlu jëwriñ ñi nga xam ne mooy wàllum biti réew si réewum Sénégal Aminata Aïssata Tall Sall si micro ki nga xam ne moo di Adama Sarr mu ngi àndoon ak Seydina Mbaye. Japon bi ñu dalee nekk indépendant ba léegi Japon gi ànd ak ñun nag ci lu wér ci anam yu bëre ci fànn yu bëre diñ si jàppale démb rek ministre Motegi ak ministre Amadou Hott dañoo signé benn convention ba nga xam ni 37 milliards de francs CFA la te loolu jubaluñ ko fenn lu dul ci mbéy mi ci mbéyum ceeb département Dagana ak département Podor ku xam nag président Macky Sall loolu naka la ko soxalee surtout bi mbas mi ñëwee ak léegi nga xam ni plan de redressement économique national PREN bi mu taxawal souveraineté alimentaire def cee bokk donc loolu dafay wone ni Japon dafa fekk ci président Macky Sall ci yéene bi mu am ci askanam pour jàppale ko ci loolu mais yemuñu foofu ku ne xam na couverture maladie universelle président Macky Sall moo ko fi door fii ci biir Sénégal su ma sañee sax ma ne ci biir Afrique mu nekk programme boo xam ni soxal na ko bu baax a baax parce que day jàppale néew ji doole yi ci seen paj di leen dimbale ci seen paj Japon dafa jëloon lu mel ni 40 milliards francs CFA dugal ko ci couverture maladie universelle dina dugalaat lu day noonu encore ci couverture maladie universelle donc defe naa foofu tam ndimbalu Japon ndimbal bu am solo la mais yemuñu foofu dégg ngeen 31 décembre bi président di def message am da doon wax ci mbirum ndox mi fii ci biir Dakar ak li ko wër ak biir Sénégal yépp mais ci biir Dakar mu ne dañu am benn usine dessalement eau de mer maanaam ndox bi dañ koy tibbee ci géej gi defar ko mun ko delloo pour ñu mun ko jëfandikoo Japon moo ñuy jàppale ci loolu te loolu ministre Motegi felleri na kollereem ci loolu ba pare nag forum de Dakar nga xam ni waxtaanu kaay la ci suñu mbirum kaaraange mbirum sécurité loolu am solo la tam président Macky Sall loolu it mu nekkoon Aïssata Tall Sall jëwriñ ji nga xam ne mooy wàllum Sénégal yi nekk sa biti réew
turu Boubou Cissé buñ ko waxee du ñàkk seen xel dem si réew Mali ndax moo nekkoon jëwriñ ju njëkk jamono ki nga xamante ni bii moo di Ibrahima Boubacar Keïta jamono ji nag moom réew Mali mën nañoo wax ne kenn xamul fa mu nekk ndaxte dafa làqatu nekk koo xamante ni bii ñii di waa yoon ak yoonal ñu ngi koy wër bu baax ndaxte dañ koy tuumaal yu bëri waaye nag dafa mel ni fexe na ba jokkook Mame Abdou Gueye Kassé bu iRadio ak ITV mën a waxtaan ak moom waxtaan becc lépp loo xamante ni bii moo di xelam ak xalaatam nekk it koo xamante ni bii dellusiwaat na si loolee ñu koy tuumaal ne dafa nekkoon koo xamante ni bii dafa bëggoon indi ay jalt waaye tamit li nga xam ne moo jëm si état de transition bi fa xam ne moo fa nekk yàq gum ko bëggoon a yàq loolee yëpp leeral na lu si jëm ñu teewlu ay kàddoom si micro Mame Abdou Gueye Kassé. Je suis dans une incompréhension totale face à ces accusations. li am ëlëb na sama xel lool tuuma yi nga xam ne nag dañ koo teg sama ndodd nanguwuma ko benn yoon ndaxte man si ñun ma tàggatee mënuma comploter contre sama réew wala contre nguur gi nga xam ni moom mooy doxal sama réew. ba tax na nag sama gëm-gëm ci wàllum politique ak ni ma xamee état doon na ay mbir yi nga xam ni ñooy tax ba loolu le man mii le mënuma ko def sens de respect de l'état bi nga xam ni moom laa am ak respect bi nga xam ni tamit moom laa am ci institution yi loolu rek day firndeel ni man duma ki nga xam ni day saboter nguur wala institution yu sama réew. Un complot quelconque contre mon pays ou ses institutions. mu ngi noonu tëgg nañu bàkk ba di wàllum tàggat yaram waaye ñu fàttali leen ni kàddu yi nga xamante ni moom Boubou Cissé yëkkati na ko di ngeen ko am lu mu gën a yaatoo àllarba ji ñu jëm si diplomatie si iRadio ngeen ci ànd ak Mame Abdou Gueye Kassé Pape Malick maa ngi leen di nuyu. xibaar yi tàggat yaram moom ayubés yi yëngu woon na lool ndax li nga xam ne moo di ci Ligue 1 ak Ligue 2 amal nañu li nga xam ne moo di seen ñaareelu bëccëg ni ki week-end gile résultat yooyee ngeen di seen nag mooy résultat yi nga xam ne moo jóge ci wàllum Ligue 1 ci deuxième journée bi nga xam ne wàññi nañ ci lu toll ak fukki ak ñetti but ñu jàpp ne kon ñaari tali moom dafay daal di renouer ak victoire gannaaw ba nga xamee ne dafa daal di ndërmeelu ci bëccëg bu njëkk bi daal di daan AS Douanes ñaari bal ci benn. Mbour Petite Côte daanu à domicile ci digganteem ak Jàmbaar moom mii daal di amal li nga xam ne moo di ñaareelu victoire am ci biir saison gile. Casa Sport moom daal di match nul 0 but partout ci digganteem ak Ñambour naka noonu Témbo ci digganteeg Génération Foot ak Stade de Mbour ku ci nekk dugal benn but. AS Pikine daan kii di US Gorée bu Sidat Sarr ñetti bal ci benn but amul ci diggante Seneps Excellence ak champion en titre bile di Teungueth FC. Jaraaf moom jógee ci compétition africaine daal di daan ki nga xam ne moo di Dakar Sacré-Cœur benn bal ci dara loolu lay waral ci wàllum classement bi ki nga xam ne moo di Jàmbaar ba tey mooy wëy ak ñaari victoire yi mu am daal di des ci boppu classement bi le AS Pikine match nul la amoon ci bëccëg bu njëkk gi daal di am victoire ni ki week-end gi le daal di nekk ci ñaareelu place bi Génération Foot naka noonu nekk ci ñaareelu place bi Jaraaf moom day daal di am li nga xam ne moo di ñetti poñ waaye moom benn match la amagul ndax bëccëgu njëkk gi ci fàttali jotu ko jongante li ko waral di compétition africaine googule ci digg table bi daañu am kii di Teungueth FC Casa Sport wala Stade de Mbour ci ñi nekk gum ci zone rouge bi ki nga xam ne moo di Mbour Petite Côte ak US Gorée ñoo fay daal di nekk ci Ligue 2 ñoom amal nañ li nga xam ne moo di seenu pa ñaareelu bëccëg gannaaw ba nga xamee ni ñoom wàññi nañ ci lu toll ci fukk bi ci bëccëg boobule ñu jàpp ni kii di US Wakam moom dafay daal di daanu ci digganteem ak Guédiawaye FC mi ko daan ñaari bal ci benn. Témbo ci diggante EJ Fatick ak Sonacos ku ci nekk dugal benn but naka noonu ci diggante Duc ak Renaissance Dakar waaye kenn jotul a dugal 0 but partout lañ def. Amitié FC daal di dalal Demba Diop FC daan ko benn bal ci dara. Kër Madior daan Thiès ñaari bal ci dara ak Linguère ma nga xamee ni moom mun nañ jàpp ni mooy champion en titre ni ki saison gën a ñu génn gannaaw ba mu desee ci place bu njëkk bi daal di daan US Sport ñaari bal ci dara jamono ji ñuy wax ak yéen Africa Promo Foot ma ngay jongante ak jamono Fatick foofee ca Stade Lat Dior bu Thiès kon résultat provisoire en attendant li nga xam ne moo di résultat googee ci diggante Africa Promo Foot ak jamono Fatick classement bi kon nii lay daal di tëddee provisoirement en attendant ñi xam li nga xam ne moo di résultat googule ci diggante Africa Promo Foot ak jamono Fatick classement bi dafay daal di téye ñi nga xam ne ni ñoo nekk ci boppu classement bi gannaaw ba nga xamee ni ci bëccëg bu njëkk bi ñoom ñoo daaloon di daan ci bëccëg bu njëkk googule te deuxième journée bi le ñu daal di wëyal li nga xam ne ni moom moo di programme boobule. muy ay résultats yoo xam ne sax dinañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo waaye dafa mel ni jongante yi moom dinañ ko mën a topp it ci iRadio. dinañ ko mën a wëyal ci iRadio comme ni nga ko waxee Cheikh Sall ndax ni ki week-end gile daañu tàmbali ci iRadio week-end bu nekk ñu daal di amal li nga xam ne moo di benn match championnat local amal leen ko en direct ci 90.3 moo xam 16h wala 17h ça dépend ci coup d'envoi bi kon programme week-end bi le Cheikh Sall ñu jàpp ni ci wàllum Ligue 1 Jàmbaar pour choc bu njëkk bi ci
ñetteelu bëccëg bi moom dafay daal di dalal ki nga xam ne moo di Jaraaf. AS Douane Mbour Petite Côte lay am beneen choc ci ñetteelu bëccëg bi ndax Teungueth FC day daal di dalal Ñaari Tali mi nga xam ne soxla na soppe ak doxaleen ci li nga xam ne moo di championnat bi Ñambour di dalal CNEPS Excellence, US Gorée Casa Sport lay am. Stade Mbour Génération Foot ak bile choc dina am boog jeu bu bëri ci diggante ñaari équipe joueuse moo xam Dakar Sacré-Cœur ak Génération Foot. ci wàllum Ligue 2 daañu amalit seen ñetteelu bëccëg ni ki week-end gi SC Thiès di dalal kii di US Sport. Kër Madior di fekki Renaissance Dakar. Sonacos Duc Jamono Fatick EJ Fatick lay daal di am. Guédiawaye FC Africa Promo Foot. Demba Diop di dalal kii di US Ouakam ak Linguère ma nga xamee ni moom day daal di dalal ki nga xamee ni moo di Amitié FC. ñu wax ci leneen Pape Malick waa CAF gi nga xamante ni bii validé nañu candidature maître Augustin Senghor waaye dafa mel ni Demba Valor moom bu Africa News Sport li mu xel dalut mooy doxalinu waa FIFA. mu ngoog jamono ji defe naa ni Sénégal yëpp yëg nañu ni ki nga xam ne moo di CAF nangu na lii di candidature Augustin Senghor fii ci Sénégal moo xam it bu Jacques Anouma ca Côte d'Ivoire waaye nag jamono ji ñii di waa CAF yooyu les mbir dañ koy daal di teg ci loxoy FIFA ma nga xamee ne jamono ji moom mooy daal di tranché ana kan mooy nekk ci boppu CAF googule magu yooyu nag ak mbir yu bëri ci dirigeance ci instance dirigeante boobule di FIFA neexul benn yoon ki nga xam ne moo di Demba Valor nekk fële ca fi nga xam ne moo di Africa News Sport ndax jàpp na ni kat lii di ay magu yi daf cee daal di bëri te doxalinu FIFA rafetlu ko benn yoon moom Demba Valor mun nañu ko teewlu ci téléphone Saykou Seydi. Afrique rek ngay gis yii di fi xew boo gisee sax même Côte d'Ivoire FIFA moo arrêté processus électoral bi te bëgg leen imposer li nga xam ne mooy comité de normalisation te wax dëgg fa yàlla amul lenn lu ñu gis foofu noonu loo xam ne war na mën a tax FIFA di bloquer processus électoral bi lu dul peut-être daa bëgg a imposer candidature am li waral lii nag mooy que de tout temps nag ci organes yi ak ci institution yi boo doxalul sa bopp ñi nekk feneen dañuy jéem a yow moom la jéem la guider jéem la orienter parce que dafa am ay enjeux yu bëri yu nekk ci biir dafa am ay enjeux politique am tamit enjeu financier enjeu politique bi mooy lan mooy que tey Infantino moom boo demee ci Europe bi nga xam ne moom foofu la jógee Europe dañ ko won ginnaaw ndax dañoo jote ci lu bari Europe won ko ginnaaw te mënalu leen dara donc instant bi pour mu mën a am doole day dafa gestu Afrique parce que Afrique am na 54 fédérations Afrique porteur de voix la donc moom moo tax mu gëstu ci Afrique jéem leen a mën a maîtriser ba nga xam ne président bi fiy ñëw di jiite confédération bi moom day mën a am dogal ci moom beneen bi mooy volet financier boo xoolee Infantino est très proche de la Chine waaw et Chine ku ko xam ne ci li muy dox mooy ci wàllu gagner ay marché yu bëri mu ci infrastructure di ci audiovisuel dernièrement boo xoolee Infantino mu ngi doon wax que ne africains yi dañu war a tabax ay stade yu gaaw à moindre coût loolu yëpp c'était un appel du pied pour que gars yi contracté ak marché Chine bi beneen bi mooy wàllu audiovisuel gis nañ ne que CAF jamono yooyu passé dagg na contrat am bi nga xam ne moo ko doon lié ak Lagardère instant bii nii boo moytul bu defaatee appel d'offre Chine dina def lépp bu dee prochain président bi ci waawu Infantino lay dox Infantino mun na ko orienter vers la Chine mu nangu foofu noonu. mu nekkoon ay kàddu yi Demba Valor waxtu def ab wërngal ci Europe ak doomi Sénégal yi nga xam ne ràññeeku nañ ci ayu bees bi Pape Malick. mu ngoog doomi Sénégal yi mel na ni bii la bëccëg sax dañ cay daal di fës bu baax a baax tax moom bu laay jàg gannaaw doublé bi muy am ci bëccëg bi day daal di bokk siège ak meilleur buteur yi foofee ca France ki nga xam ne moo di Habib Diallo moom juróom-ñaareelu biyam lay amal ni ki week-end gi foofu la ca championnat de France ak équipe am boobu di Strasbourg ki nga xam ne moo di Sadio Mané moom it fës na loolu gannaaw bi mu amal ca FA Cup kii di Mbaye Diagne moom day daal di nekk sénégalais bi dugal but bi gën a gaaw ci li nga xam ne moo di saison boobule foofee ca Turquie naka noonu Badou Ndiaye ak ki nga xam ne moo di Famara Diédhiou wala Demba Ba ñoom it jot nañu wane seen bopp ci li nga xam ne moo di championnat googule loolu lépp ñu ànd ci Cheikh Diop. ngir saytu jaloorey gaynde Sénégal dañ koy tàmbale ci réewum France foofee nga xam ne Boulaye Dia ba tey mi ngi wëy di amal ay jalooro yu am solo ak Reims gannaaw ba mu dugalee ñaari bit ci samedi bi moom moomee sax moo jiitu ci classement meilleur buteur yi toll ak Kylian Mbappé ku nekk am fukki bit ak ñaar Habib Diallo it dugal na juróom-ñaareelu bitam ci saison bi moo sax may ndam Strasbourg ci terrain bu Racing Club bu Lens benn bal
jaajëfal ko Cheikh Diop ñu des Europe dafa mel ni nag Moussa Dembélé moom bu Olympique bu Lyon demam fa Atlético Madrid ki nga xam ne moo di entraîneur bu dëggal na ko. mu ngoog loolu léegi ci wàllu mercato la ndax ki nga xamee ni moo di Diego Costa nekkoon foofu la ci Atlético Madrid gannaaw ba mu résilier contrat am ak Atlético Madrid ña nga doon wëyal di wër ki nga xam ne moo koy wutu ca équipe boobule te jamono ji Diego Simeone moom niki tey ci ab conférence de presse la daal di xamle ni jamono ji kii di Moussa Dembélé la ñu joxoñ te waxtaan bi jege na loolu ba mel na ni antu na ndax moom lee Moussa Dembélé war na ñëw foofu la nga xam ne moo di Atlético Madrid ci ay bis yii la suñu kanam gannaaw ba nga xamee ne prêt avec option d'achat la ñu daal di juboo ak li nga xam ne moo di 35 millions d'euros yoo xam ne ci option d'achat gi lay daal di bokk opération boobu le nag kii di Diego Simeone ci samay kaddu kon moo ko daal di xamle gannaaw ba nga xamee ne ci ab conférence de presse jàpp na ni bouclé nañu waxtaan yooyu le te bëggul yëkkati benn kaddu jëme ko ci Ousmane Dembélé tant que ñëwul sol maillot Atlético Madrid ngir mu mën a yëkkati ay kaddu ci li nga xam ne moo di Ousmane Dembélé bokk Moussa Dembélé kon ñu jàpp ne li nga xam ne moo di boobule contrat mel na ni mët na jamono ji mu ñëw fekk ca Atlético Madrid fekk a des. Moussa Dembélé moom Sénégal la wala Mali. Mali la gën a jege. Mali la gën a jege jaajëfal ko Pape Malick Diaw. jërëjëf Cheikh. jaajëfal leen mbokk yi si teewlu bi lii moo nekkoon li ngeen indiloon si jataay bii di marax gi beneen jataay 19h45 lay doon si kàllaamay nasaraan ngeen si ànd ak Adama Anoushka Ba si kanam tuuti la total di wéyande ak Cheikh Hasana Fall.